nga lii ma def tey jii ci salle bii déontologiquement mooy ci yoon dangay toog jël say feuille bind li nga bind jël say clé ay journaliste yu bari wër la nga wax ko dem sa yoon waaye doo leen ma laaj lu tax lu may def ma ni leen lu may am dama koy bokk ak yéen moo tax ma woo leen ngeen ñëw teewe moo tax ma woo leen pour ngeen ñëw gunge ma ndax ma ñeme ndax yéen a ma mës a gunge te foo leen ma gunge ma egg te yéenay falan bu ñu kenn fontoo yéenay fal 52% de la population sont des est féminine 75% de la population est jeune à moins de 35 ans donc ku ànd ak yéen bu yeboo mu gëmm day dem day egg incha allah comme wax ngeen ko nag sama xel dal na nañu ànd ba fa ñu jëm lu ñu yàlla may ñu jël jërëjën jëf parce que jaamu yàlla yomb na foo fekk lu baax defal foo fekk sonn dimbalil foo fekk koo tane dimbalil loolu mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi looloo tax ñu ciy xeex wala ñu ciy saaga wala ñu ciy gajj duma ci bokk parce que man politique dundalu ma waaye nag li ma ciy jaamu yàlla lu ma dugg la te dama koy def ba bu ma génnoon tey jii ci cadre politique dinaa def beneen politique mooy ku ma fekk nga néew doole bu ma la mënee dimbali dinaa li te kenn taxul ku dul maalikul xaq mu biir donc boo amee famille boo xam ne nii ñu ngi la encadré di la jàppale waajur ya dem ñoom ñépp ñu takku def benn say fuñ la tudd ñu ngay wax ñii ñoo bokk ndey baay ñii ñoo bokk baay kon yéen a ma ñemeloo yoon wi ndax lii am na des fois daw bëgg lu dul jeter l'éponge comme on dit daal di dem doxi sa soxla parce que nag ku ko gis xam ni des fois dafay metti dafay tax waaw day am ñoo xam ne nii da ngay dajeeg ñoom ci trottoir te bu dul woon a politique doo leen tase ci trottoir pas parce que yaa leen gën mais parce que bokkoo leen yoon ñu war a taxaw di la tutoyer wala ñu taxaw di la wax yoo xam ne nii dëkkoo fa loolu politique a ko mën waaye yàlla mi tax ñuy def yàlla nañu gunge yàlla nañu sàmm yàlla nañu aar yàlla nañu yiir ba buñ ci gis suñu bopp donc yéen sama famille yi ma bokk Cheikh Mouhamadul Koudou ak Mame Fama Mbengue maa ngi leen di gërëm samay xarit bëri naa fi ay xarit lool ci salle bi bëri naa fi ay soppe vraiment bëgguma lim ñoom Awa Seye ngi fi madame Ba tabaarakallaa ñi ma tudd ak ñi ma tudd yéen ñëpp gërëm naa leen parce que liñ fi wax mënuñu lu dul gërëm ma wax leen ni leen suñu neexoon defe ko ni ko orthodoxe bi bëggee mooy woo journaliste toog ak ñoom wax leen ni leen lii lañu def ñu dégg ko dem tasaare ko ci média yi parce que exercice bi loolu rek la dénk nañ la alalu askan bi sas la ni la lii nga ci war a def at mu jot état bi jël ci poche am jox la loo xam ne nii da nga ko cee war a dugal des fois nga dem wuti say nit muy partenariat nga dem wuti ci seen gafaka ñëw def ci jaadu na soo toogee juróom-ñaari at te ku ne xam ne juróom-ñaari at du benn fan nga war a toog ak ña la dénkoon nag ni leen li ngeen ma dénkoon wax ji bari na lool yoon wi yàgg na lool waaye lii laa ci def ñu ni la waaw walla ñu ni la déet gor day setal deram donc képp kuy maire maa ngi invité lii ma def mu def ko ba yàlla dogal leneen képp kuy maire laa wax na ci Sénégal ngeen ñëw toog déglu yéen a xam noo leen koy defee mais daal li am ba des mooy dénk nañ ñu xelu nañu am nañu yéene yokk xel yi am nañu yéene defaat lu ëpp c'est à vous d'apprécier soo leen nee waaw ñu ànd dolli soo leen nee déet kon boobu waaw ni waaw
ni waaw ni waaw waaw. loolu rek la jarul la guddal. Abbas Sow ak techniciens yi ñoom maawo weer a ngi nii ñu ànd ak caméraman yi dem ci gox-goxaat yi nga xam ne nii conseil départemental dugal na fa loxoom te yàlla rek tax parce que nag dañoo ñëw tëgg suñu plan de développement départemental muy un outil stratégique ndax xamuñu pilotage à vue dañuy dénk ni ñu lii nga am pour def ci ñu tëgg plan bi ni ñu ñaaxeen lii moo fa yellu Taïba Ndiaye lii moo fa yellu Mboro lii moo fa yellu Daaru lii moo fa yellu ñaaxeen lii moo fa yellu wax naa ko ba pare Pire lii moo fa yellu Njaasaan lii moo fa yellu Pambal lii moo fa yellu Morolan Noto ak Meewaan wax naa ko Meewaan Mérina Dakhar Ngandiouf Mbayeen Pekes ñu jël nag sunu as tuut fu ci ne ñu mos parce que bu la ñëpp bokkee bu sëllu yooyu bu loxee delloo neen ñun noonu la ñu liggéey ànd kook équipe bu dévoué ndax nag benn lam du tàccu te man ko mën kese dama koy faral di wax te lu ma ñor la mën ko man kese sañ ko man kese def ko man kese man jàngewu ma noonu école man lépp lu may def dama koy diisoo ak ñama ca war a diisool jël xalaatu ku ne segg booleeg sama bos liggéey man noonu lañ ma tàggate te waa conseil départemental baa ngi nii toog su dee li may wax gannaaw dëgg la na ko wax lu ma def dama koo diisoo la Cheikh Abdou Lahad Mbacké rahmatullah alayhi waxoon mën naa koo wax bokkuñu sax dayoo bokkuñu gëdd waaye nee na man Cheikh Abdou Lahad su ma juumee ahlu murid yëpp juum waaye man Seynabou Gaye Touré su ma juumee conseil département 80 conseillers yëpp juum nañu loolu la yàlla dogal damay diisoo di waxtaan ak ñi ma àndal mu doon une équipe dynamique sama bureau ngi nii Abdou Aziz baa ngi nii toog Alioune Fall ngi nii toog ku ne xam na ni sooy jiite ay nit ñoo xam ne ëppoo leen xam-xam Abbas wax na ko léegi ëppoo leen juddu ëppoo leen dara dangay naxanteeg ñoom am na ñu daan ñëw conseil départemental di fekkee session yi su ma génnee damay xool sama seetu la gis benn bejjaaw génn ma ne cey yàlla man de bejjaaw naa rek te xale bu ndaw laa xale bu tuutee jóg peese boppam ba xam ban poids la jaddi ci sa kanam ba xolam sedd mu dem toog mu wóor na ni bu sa doom génnee mu daw nga toog di ko xool ba mu def li muy def nga wanaasu loolu xew na fa ba tàyyi yéen ñëpp bu ma génnee sama mbokk yi di dagg seen yàpp yaram yi yow lii ma ne leen bàyyi leen dinañ dal bu ma eggeek ñoom fa ma egg ak ñoom ñëpp dina ni waaw te looloo xew donc yoon bi neexul te du mus a neex waaye gunge ngeen ma ba ñu egsi fii ñuy liggéey nag avec la manière bëgg résultat bëgg waaw góor jigéen ñi nag li Serigne Mansour doon wax rek laay wax yéenay cric ci oto cric baax na ci oto de yéen a ngi fépp tabaarakallah ne ci tool yi ne ci tefes ne ci marché yi ne ci natt yi ne ci njàngum xale yi ne ci toppatoo boroom kër yi lu ñëw ngeen bay ca seen waar te dutoo leen ci benn intérêt dul waaw góor li may wax man waaw góor rek laay wër naa def dara sax jël sama poche yëpp julli ko def ko ca boo ma nee waaw góor sama xol sedd na dem naa nelaw waaw góor rek yéen waaw góor rek ngeen di wër waaw donc nañu laxasaayu nga xam ni xeex jotaat na de du yomb de am dina yomb voilà benn bëñ bii te weex te foŋ Macky Sall tànn ko muy Seynabou Gaye Touré na falu waaye avec la manière 80% laa bëgg ñu dem jébbal ko Macky Sall nag lu ko neex mu def ko ci ku liggéey nag sañ nga ñaan yàlla mu fay la waaye bu la fayul it
satisfaction morale ba nga koy am des fois moo lay doy te wallaahi giñal naa leen bu fi yemoon sax neex xam nga lu tax mooy am na dëkk bu ne loo xam ni ànd naa ko nawle ñu def fa dara donc notre bilan n'est pas nul on n'a pas un bilan nul loolu rek moo am solo affaire bi du yàgg ci poste bi mooy buñ la falee ba jox la raaye ba nga tiitaru ba jàggi ba takk say sëri dënk ba pare da ngay dem futti ko teg ko fee ubbi sa téléphone di wuy gor ñi ndax ñi la fal kenn nga ci gënul liggéey ba ñu ni kii xanaa suba lay dem wuy ji boromam man loolu laa xam loolu laa def ku ma ciy bëgg nag ma ci bëgg ku ma ciy bañ di ma ci yàgg bañ parce que man loolu laa xam léegi daal du ma guddal wax ji parce que franchement li ñu wax ci discours yi li ñu wax ci image yi li ñu wane mat na sëkk yàlla nañu yàlla may kàttan ñu dem ba mottali ko ba bu mandat bi ñëwaatee ñu dàbbaliwaat 3 fois plus ñëwaat toogaat fii seen kanam kenn bañ a wuute nag yàlla na ko yàlla def yàlla bu ko kenn manqué bu boobaa ñu toogaat présenté waat leen bilan ku ma tuddul xamal ni sama xol tudd na la sama xol dafa fees li Nagoy Diop wax rek moo ma dal je suis émue parce que c'est vraiment émouvant mais nag sunu maam Senghor Léopold moo ne woon l'émotion est nègre tuuti jooy yàqul dara man des fois ñu ne ma dangaa gaaw a jooy ma ne leen bu rankooñ génnul leneen génn yàlla na rankooñ ñi génn bàyyi fa leneen jooy ak cant yàlla la rek parce que lii nag ku mu doy dala 9h ba léegi ñoo xam ni gënoo leen ñu bàyyi seen fukki soxla ak juróom toog ba pare ànd ak yow dig la te mu wóor ma ni jigéen bu la diggee giiñ ca dana ko def maa am yàqin ni di ngeen ma falaat ci barke Sëriñ Baba man seen fal rek a ma ñor parce que nag yéen a ma faloon yéen a ma faloon président Macky Sall dafa def parité liste paritaire maa ngi fàttaliku Marème Aïdara jour boobu moo yore woon sensibilisation bi ci biir jigéen ña juróomi góor sama ñoom nijaay Aliou Fall a ngi nii yëkkati seen loxo ndongo la am anamu yëkkati loxoom ñeneen ak ñeneen yëkkati seen loxo ñu ne du fi jàlle Marème Aïdara ñëw dugg ca salle préfecture ber jigéen ñëpp ca benn côté préfet daa dugg ni tey rek la ñuy dee ma ni leen xam deewagu leen ndànk sax ñu jël 37 femmes ya fa nekkoon yëpp xëccaat fukki góor gañe dem donc su jigéen ñi ne 52% ngeen ni ma dima fal ngeen defoon duma ko gëm maay ki ko gëm man kon boog en avant au soir du 23 janvier ñu jox au président Macky Sall dans le département de Tivaouane une victoire jamais égalée dans l'histoire ñu continuer waat course bi liggéey wuti partenaire xelu parce que ma seule victoire c'est vous jërëjëf